jàngeen jëf mbokk ñi seetaan dal leen nag jàmm si seen ëttu xibaar ma am mbégte di leen ko présenté xanaa ñu ñëw ak yéen rek ci li nga xam ne moo gën a fés bokk na ci préparation campagne pré hivernale bi nga xam ni moom la mairie bu Bargny indi rek muy waajal nawet bi nga xam ni war nañ ko amal ci diggante 1er ba jàpp 15 juin 2022 wàllu koom-koom dinañu ñëw ak yéen ci rencontre bi nga xamoon ne am na fii ci Bargny muy PDC muy plan de développement communal bi nga xam ni Bargny indi na ko rek ngir xool nan la ñuy def ci juróomi at yu ñu jëm teg Bargny ci raayu développement wér-gu-yaram tam dinañu ñëw ak yéen ci don de sang bi nga xam ni lenn ci ay association amaloon nañ ko fii ci Bargny àndoot ci ak hôpital militaire bu Wakam éducation essai communal lañ leen di indil muy càmbar ji nga xam ne rek def nañ ko ci xale yi nga xam ne ñoom ñooy def entrée en sixième ci at mi ñu nekk mbokk yi li moo doon lii fës si seen ëttu xibaar boo leen taaxur la tuuti ñu faram fàcce ko ba mu gën a jàppandi. Bismillah si seen ëttu xibaar nañ leen ko waxe woon ci ponk yi maire bu Bargny muy monsieur Djibril Faye initié ab programme pré-hivernal ñu wax ko waajal nawet lay doon ba loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy service communaux yi muy service technique demoon nañu si biir dëkk bi xool rek ana fan moo am mbalit ak fan la ñu mën a fottali ba nga xam ni bu nawet bi ñëwee Bargny du ñu am benn problème. tey dañu doon daje avec les délégués de quartier, les présidents des conseils de quartier, les représentants des ASC, les bajenu gox, le représentant des oulémas, le représentant de la Croix-Rouge et d'autres personnes ressources. Bon, sababu réunion bi mooy ñëpp xam nañ ne ñu ngi dugg ci nawet te nawet ku ko dégg rek il faut nga xalaat opération pré-hivernage. waaw maire nag jëloon décision ne à partir du 1er dañuy démarrer les opérations pré-hivernage di dem nag ba jusqu'au 15 loolu nag lañ doon partager ak assistance bi wax leen ñun lan mooy sunu plan d'opération. li ñuy xaar ci population bi mooy ñu suivre mairie bi accompagner mairie bi par rapport aux opérations. L'opération bi dina démarrer à partir du 1er pour 15 jours Inch'Allah ICG dina fi indi équipe am ñu kiré defaraat tous les canaux curage manuel bu nga xamni canalu Gorée bi ak canal yi nga xamni yépp ñoo ngi biir Bargny ñu leen ñu xamni war nañ leen kiré manuellement Inch'Allah ICG dina ko def bu soobé Yalla pour 15 jours bu soobé Yalla. ñun ONAS on est partant, on est à 100% nak ci biir. parce que képp kuy def opération pré-hivernage mun naa ne ONAS sax ngay gën a jàppale parce que toutes les eaux pluviales nous revient de droit. opération yi ñuy def pré-hivernage fu ñu koy defee rek maanaam dañuy wut dindi tous les déchets solides yi mooy mbalit yeex yenn objets yi ngay sànni ci canal yeex ci regard yi yooyu bu ñu ko dindee ba mu set c'est pour permettre à ndox mi bu ñëwee bu tawee ndox mi mën a dem carrément du am benn obstruction du am dara du ko téye mais xam nga boo nettoyé nga curé daf yëpp ba mu set population bi ñëw daf leneen loolu ça revient à zéro maanaam du tawee ndox mi day du dem day indi problème ñu naan waat fii le problème bi wala lii alors que léegi bu si ñëpp jàppee tey ñëpp sàmm ko liñ fi def mu set ñu bañ ëllëg mbalit mi duggaat ci vraiment bu tawee du ñu am benn problème ndox mi dina dem comme ni ñu ko bëggee woon ba kenn du sonn loolu daal moom la ñuy wax population bi ñun ñëpp ñu veillé ci jàpp lutter contre l'insalubrité yooyu. dem ak yéen ci wàllu koom-koom salle de délibération bu mairie bu Bargny dalaloon mardi 10 mai bi ñu passé ab ndaje boo xam ni rek dañ doon weccoo ak yenn ci ay partenaires wala ay participants ñu xool rek ana nan la ñuy def ngir Bargny nekk ci raay bu baax jëm ci wàllu koom-koom. PDC la ñu ko tuddee muy plan de développement communal mat leen Guèye.
waa PNUD programme des Nations Unies pour le développement c'est jàppale bi ñu jàppale nguuru Sénégal ngir ñu gën a suqaliku moo waral ñu dugg ci yenn communes yi ngir taxaw leen ci seen gestion ba budget bi ñu yor mën a matale seen bëgg-bëgg ñu bokk ci commune modèle yi fii ci Bargny bi ñu tàmbalee liggéey bi ci PDC bi mooy plan de développement communal bi ci weerum août atum 2021 la ba léegi ñu ngi wéyal seen liggéey jot nañoo dugg ci dëkk bi ak techniciens yi ba pare daal di xool nag càmmar bu baax soxlay askan bi ak seen dundin ñetti axe nag lañ ci tànn muy ci wàllu environnement cadre de vie capital humain ci wàllu économie locale ba ci gouvernance territoriale inclusive et citoyenneté li ñu ci jot a nemmeeku mooy soxla yi tar na ni ñuy fexe nag ba budget mairie bu Bargny ci diirum li nga xamante ne nag mooy mandat bi mën na matale ay soxlay dëkk bi. ndajam waxtaan bi mu ngi amee sa mairie Bargny ci teewaayu adjoint yi di Modou Gueye Seck ak Mapate Samb ak président commission domaniale Ousseynou Pouy ak invité yu ñu ràññee te seen xel màcc ci wàllu développement muy partenaire technique yu PNUD ñu leen di woowee ISDL maanaam Institut supérieur de développement local laaj yu bari ak sosante yu xalaat yu am solo ñoo juddu ci ndaje mi. ñi ñu dénkoon nag liggéey bi gannaaw bu ñu taataanee xalaatu askan bi yu conseil municipal bi boole ak yi nga xamante ne mooy seen yos xayma nañu budget bi mu toll ci 905 millions 500 mille francs CFA ñettee woon ndaje mi nag andi ci ay coppite yu am solo ba partenaire technique yi jël dogal ne dinañ ko boole ak seen liggéey ngir mën a xaati benn plan de développement communal bu Bargny ci diirub 2022-2026 mën ko jébbal nag li la xamante ne mooy commune bu Bargny. ci wàll woowu sax la ñuy des ba tey ànd ak programme des Nations Unies pour le développement muy PNUD ñoom ñi nga xam ne dañuy jàppale jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu jën ak li ni mel looloo tax ci ñaari fan ñu amaloon benn atelier ànd ak waa Bargny rek ngir waxtaan si nan la ñuy def rek ngir jàppale femmes transformatrices de poisson yooyu ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi di liggéey ci wàllu pêche maanaam napp fii la amee woon rek fii ci salle de délibération rencontre boobu nag ña fa nekkoon muy ay autorités administratives àndoon ci ak ay partenaires techniques Madeleine Gueye moo ñu toppaloon loolu ba tey. si lëlub ñaari fan doon nañu amal ndaje waxtaan ak sottinteem xalaat si projet bi ñu duppee TRAC 2 muy projet de renforcement de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes et des femmes par les chaînes de valeur et l'ouverture au marché de la ZLECAf ndaje mi soxal nag ñi nga xamante ne ñoo yëngu si wàllu géej gi napp gi ak lakum keccax bi waa PNUD doon ko amal si teewaayu premier adjoint au maire Modou Gueye Seck ak acteurs yi yëngu ci wàllum napp gi ci loolu sax la soxna yi nga xamante ne ñoo nekk Xembe Xelkom ak domine ba doon àddu ngir solution mën a am si seeni problème ñëw sotti fay xale yu góor yi koy ràcc jënd kopp suñ ko lakkee ba pare si ëllëg sa ñu jënd ñu fay leen ñu ëlbati su amaatee 2 jours ñu jël ko fekk yëngal nañ ko ba mu wow ñu fayaat jigéen ñi ñu aj ko si kaw buñ ko ajee si kaw ba pare dañ leen di fayaat beneen fay deuxième fay pour ñu wàlli ko ba mu set wecc waaw noonu la ñuy liggéeyal. bu jëkkoon ñu ngi lakk si suuf di lakk ci condition yoo xamante ne nii vraiment gënul saxaar si sonal ñu lépp nekk fa di ay coono pour nga lakk jën bi daal ba muy pare bay doon keccax vraiment liggéey bi yëpp coono la. xalaat yu bari mujjee juddu si ndaje mi gannaaw ba ñu saytoo bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy lakkee ba méngale ko ak yenn bërëb yi nga xamante ne ñu ngi fay utiliser ay four ngir wàññi coono yi jigéen yi nekk fii ci réew mi ak ci Afrique. si ni ñu waxee ñoom yaakaar nañ ne dinañ ñu defal hygiène bu baax te loolu moo jiitu dinañ ñu defal four dinañ ñu toppatool foofu parce que ñoom bi ñu fa ñëwee PNUD waxoon nañ leen ne dañu soxla ay mbaar. waxoon nañ la amuñu courant lumière te dañ fay nekk ba guddi te foofu dafa am ay jaan am yëpp wax nañ leen ne amuñu ndox suñu soxlee ndox dañuy dem ba bataarooti soxla nañu ay table soxla nañu douche amu fa waaw am na manquement yu bari nag yoo xam ne am na fa te ñoom nee nañ dinañ ñu ko soppil am naa si yaakaar ndax defe naa ku la jox ndékki bu la diggee añ dina ko def. may wax ne initiative boobu am na solo trop. te dina gën a am solo ci kaw bu ñu ko jaaralee fi nga xamante ne nii dina tax ëllëg liggéey bi femmes yi gën a noppalu ñu gën ko valoriser mu gën a am ay njariñ parce que liggéey bi war nañ ko valoriser ba nga xamante ne nii keccax bi bu génnee dinañ xam ne keccax bi nii kat
niñ ko doon liggéey ak ni ñuy liggéeyee léegi nii am na différence te koom bi dina ci gën a yokk ak tamit xoolaat site yi bu baax a baax a baax parce que site yi war nañu defaraat site yi ba nga xamante ne nii dina nekk ay sites yu moderne parce que bu site yi moderne liggéey bi dina gën a am protection dina gën a am li nga xam ne nii moo di valorisation dina gën a baax suñu faxee ba nga xam ne femmes yi dinañ leen mutualiser dina gën a am solo parce que feebar faju dafay gën a yokk dundu nit ndax tant que sa xel mu ngi dal ci ne bu ma feebaree dinaa mën a am fu ma fajoo rek day tax sa xel dafay gën a dal. ñu rafetlu ko lool ba tax sax kii di Fatou Samba addu si ne buñ si dolli woon ne suuf si nga xamante ne fa la ñuy liggéeyee jigéen ñi moomal ko seen bopp dina baax si ñoom. bi waru koon a fekk ñu lijjanti jigéen ñooñu ndax am nañu site bu ñu leen tabaxal ndax ñoo ko moom ak moomuñu ko te loolu site yi fi nekk yëpp daf leen dal ñoom moomoon site ñoom moom site bi parce que projet bu ñëw fa nga ñu fekk mais actuellement amuñu dara am nañu délibération am nañu lépp mais amuñu loo xamante ne mën nañu ko wane mais kat lii c'est ñoo ko moom à part délibération bi ñoom ñu jël ko en compte ba xam ne bu ñu ñëwee di doon la tabaxal tey doon la moderniser si lii la ñuy taxaw si lu wóor donc loolu itam ñu ngi si nu mu tudd ñu ngi si woo ku mel ni état ak ses démembrements xam ne ñun si famille bi lañ bokk les femmes transformatrices fépp fu jën am fu jën yeggul fu géej yeggul jën yeggu fa ñun li ñuy soppali moo fay yegg te ñu xam lii jën di def si dundu doon aadama xam ferñeent yi nga xamante ne moom lay andil doomu aadama donc ñu ñaan état fépp fu jigéen di liggéey na ko délibéral jox ko bu defal ko muy kayit gu leer xam ne kanka defal moomu ko mais ay sët ak sëtaatam fa bu demee fa la koy bàyyi te ñoom te bu ñëwee fa lañ fay fekk bàyyi ko ak ñeneen génération à venir. waa PNUD xamal na leen ne projet TRAC 2 bi ñu doon waxtaanee. ay ngëneel rek ñoo si am te ñoo si nar a juddu ndax dinañ defar seen condition de travail ba pare jàppale leen nag si li nga xamante ne mooy wàllu financement formation accompagnement bu ko defee nag lépp nag mën a jaar yoon. ñëw ak yéen ci wàllu éducation maanaam njàng mi ak essai communal bi nga xam ne Bargny amal na ko naka at yi ñu weesu ngir xool rek natt xale yi nga xam ne ñoom ñooy def entrée en sixième ak CFE seen tolluwaay loolu nag mu doon ay junniy ndongo yoo xam ne ñooy def boobule examen blanc Seynabou Sall. commune bu Bargny wàllum jàng ak njàngale mu soxal ndongo yi nekk ci classe su CM2 amaloon nañu ab essai communal di ab natt laata ñuy dem examen yi entrée en sixième. Bargny 7 centres ñoo fi am 7 centres d'examen actuellement Sendou y a un centre d'examen y a monsieur Ilimane Gueye de Ndiolmane qui est là-bas chef de centre boo jógee foofu nga ñëw dañuy ne Mbod 2 foofu Fatimatu Diop madame Gueye moo fa nekk comme chef de centre boo ñëwee am école Seck Gueye chez moi dans mon école y a Maguette Diouf qui est là-bas chef de centre léegi boo ñëwee Bargny fii man mi maa fa ne nga dem fu Daaru 2 boo fa demee kooku kan moo fa ne ñu ne kooku Ousseynou kan moo fa ne directeur Castor mix A boo fa demee centre mix kooku monsieur Sassi Diagne de Daaru 2 moom moo fa ne comme chef de centre et enfin Ousseynou Sangaré bu mix moom moo ne centre Castor loolu boo ko digsee da nga xam ne kon dañuy def rotation du personnel maanaam élèves yi seen centre naturel la ñuy defee seen examen mais enseignants ak seen directeur dañuy def rotation pour que kenn ku ne doo surveiller sa élève doo corriger sa élève ñu mën am vraiment li nga xam ne moo ñu soxlaa si essai bi mën ko am n'est-ce pas mu dugg mu objectif la 1388 candidats moo am sa Bargny ak Sendou mais comme commune Bargny moo nekk nii dañ fi am 1224 candidats si biir 1224 candidats yooyu 705 yi ce sont des filles 519 yi ñooy ay góor. encadrement dafa am solo lool ci ndongo yi tax na ñii di waa CODEC bàyyiwuñu leen benn yoon. loolu moo tax ñu essai jóg parce que bu ñu defee essai dañuy permettre ñu xam ne discipline bu ne xale bi fu mu sooxee ñu mën ko xam mën ko seetu bu ñu paree si essai bi nii dañuy trier feuilles yi par exemple bu ñu jëlee exemple centre Bargny fii bi ma nekk nii Ndiolmane moo fi ne comme élèves Ndiolmane ñoo fi ne élèves école Bargny fii bii nii ak élèves waa Kër Ndeye Sow Guèye Kër Manatou léegi de sorte que bu ñu paree essai bi dañuy trier feuilles ku ne jël say feuilles yóbbu sa école ñu am na corrigé itam yu ànd ak essai bi ñu mën a corriger sur place classe élèves sur place déterminer ñi admis ñi admiwul feuille bu ne itam nañ si bind li nga xam ne mooy ay soox yoo xam ne am na topp na élève bi bu ko dee sooxe yooyu bu ñu demee maître bu ne day jël feuille exploité que cas par cas classé yëpp teg ko ci yoon bu ko dee ñu mën a rectifier xale bi. fi mu toll nii lépp yemb na yi leen ndongo it di wax ne gis nañ ci seen bopp bu baax. jox nañu texte suivi de questions et la communication arabe. non difficile. non météo noonu de. il est facile.
parce que on a appris en classe. xëy gën a yokk jom rek parce que man ak sama gars yi toog ni ay ñoom Ousmane Faye ñun ñëpp ñoo bëgg jàlle pour dem ay entrée en sixième. préparation de l'examen ñu gën a góorgóorlu rek. pour aller au collège. xanaa di leen ñaanal réussite totale ndax fii ci commune bu Bargny éducation priorité la. ci wàllu xale yi sax la ñuy des ba tey ak comité départemental de protecteur de l'enfant mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy aar xale yi ñoom it ñu amoon ab daje boo xam ne rek defoon nañ ko ngir xool ñoom ak waa UNICEF nan la ñuy jàppale ak Sénégal ak ONG bi nga xam ne mooy Une vers elle Sénégal ci cadre boobu moo taxoon maire bu Bargny tegoon ab atelier boo xam ne de mise en place de plateforme rapide de protection ngir xool rek nan la ñuy jàppale xale yi bu fekkee ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe mu doon ñoo xam ne fukki nit ak benn yoo xam ne bokkoon nañu ci loolu ñu taataat li nga xam ne moom lañ fa jëlee. tey ji nag dañ fi ñëw ci benn atelier bu ñu wax liggéey CDPE comme ni ma ko waxee mooy comité départemental kon 11 communes yëpp département de Rufisque ca la ñu bokk ñu am benn plan d'action bu ñu déroulé depuis septembre 2021 ba 2022 mu jëm ci affaire lutte contre toute forme de violence faite aux enfants bu xale bi amee jafe-jafe aussi naka la ñuy def ba ki war a yëg ko ki ko war a taxawu ko. tey atelier bi ci mbirum signalement lañ doon wax mooy affaire rapide protection nag ci suñu programme la bokk ñu am benn ONG bu ñu ciy jàppale mooy Une vers elle mooy maanaam ci benn outil la boo xamante ne boo gisee xale bu ñuy gundu xotaal wala bu ñuy maltraité nga war koo signaler à travers donc benn numéro téléphone te c'est dans l'anonymat lay doon. tey nag daje bi ñu fa daje di ko rafetlu ngaxte doon na loo xam ne déjà bi ñu egsee ci monsieur le maire rek dalal bi ñu dalal ak wax ju sell ji mu ci wax mu jëm ci kaaraange xale yi ak lam sa doxoon ay jéego laataa mu egsi tey tax na ñu rafetlu li nga xam ne moom la comité communal bu protection de l'enfant bu Bargny nekk di ko doxal fii mu nekk bu ñu weesoo loolu nag ñuy wane ne li ñuy ooyee stratégie nationale de protection de l'enfant muy politique bi nga xam ne moom la Sénégal tëral pour di aar xale yépp yi nekk ci biir Sénégal waxuma doomi Sénégal rek mais xale bu nekk ci biir Sénégal rek pour que xale boobu ñu mun koo jël rocci ko ci tolof-tolof yi mu nekk ba góorgóorlu ci moom ba lépp luy pàccal bu war ci moom mu am ko moo waraloon daje bi ñu def tey. C'était intéressante parce que bi ñu xoolee parce que dañ daan def formation nii rek mais tey daanaka formation bi dafa jël yeneen tournure yoo xam ne ñun si suñu bopp sax en tant que participant dañoo mujjee kontaan parce que y avait des personnes ressources ñoo xam ne ñu ngi fi woon accompagner ñu tamit si biir formation bi mu ñu commencé ko si terme yoo xam ne normes yi c'était satisfaisante ñu kontaan ci lool pour terminer atelier bi. parce que CDPE mu ngi fii déjà avant ñuy ñëw fii ci nekk en tant que équipe municipale bu bees CDPE amoon na fi ñu fi nekkoon tamit aussi doon si liggéey bu am solo ma koy nuyu de passage muy Tata Ndeye Sawlu mu liggéey fi tamit aussi liggéey bu am solo comme dañ ne état c'est une continuité moo waral tamit aussi ma nekk fi tey pour continuer loolu di lancer ñëpp ñu mën a jàpp ci liggéey bi ñu ñëw jàpp si daanaka liñ mbébétoon yëpp yal nañu yàlla def lépp luy violence te ñu teg ñu fi ñun CDPE ñu dindi ko mën ko éradiquer wala maytu ñaax xale yi aussi pour à ce que violence boobu mu bañ a xëpp si suñu njaboot. wérgu yaram li ñu jëm Sénégal amoon ay jafe-jafe jëm ci wàllu deret maanaam banque de sang mooy fay ñuy maye deret mu amoon ay problème ba tax ay association fii ci Bargny ñëw taxaw temm ne ñoom dañuy andi rek seen participation ab journée la ñu amaloon ngir maye deret ñu organiser woon que le 21 mai 2022 fii ci complexe culturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny lañ si doon séntu lépp nag am nañ ko àndoon ci hôpital militaire bu Wakam moom maire Djibril Faye ñëwoon na teew loolu lee ñëw it maye lenn ci deretam ngir rek jàppale ñi nga xam ne ñoo am yooyu jafe-jafe ñu topp réaction yi nga xam ne population yi am nañ ko gannaaw don de sang boobile. ñàkkum deret bii lëmbalee réew mi rawatina nag fi nga xamante ne nag mooy si hôpitaux yi moo waral si xalaatu Abdoul Aziz Gueye ak Moussa Ndour ak ñenn si askanu Bargny amal bés bu am solo ngir fexe ba yi ni mel bañati fee am
loolu waral kuréel yu bari yi nekk fii ci dëkk bi daal di lëkkaloo ñu am pas-pas lool si Bargny ànd ak ki nga xamante ne mooy mairie bu Bargny ànd ak hôpital militaire bu Ouakam doon dalal ndaw yi Bargny ci centre socio-culturel ngir ñu mën faa maye deret. Le mouvement associatif bargnois bi ñu xamee ne appel bi xamante ne moom la ñu lancé muy appel boo xamante ne c'est un engagement citoyen mais aussi c'est un geste humanitaire si la ñu regroupé fédéré ñun ñëpp suñuy force ne lii kat Bargny warul des gannaaw loolu moo waral ñun ñëpp ñu toog waxtaan ne tey jii kat lii xamante ne moo ñu yëkkati en tant que acteur citoyen war nañu si wane suñu bopp. journée bi nag bi ñu ko commencé bu léegi dañ ko commencé teg benn kuréel goo xamante ne sur le plan communication sur le plan organisationnel ñu waxtaan si xool nan la ñu war a mën a def pour toucher tous les Bargnois yi yëpp ñoom tamit ñëw nañu répondre ñu lii war na nag li tax ñu répondre mooy au début du processus dañ leen intégrer ñoom ñu jël mbir mi approprié ko donc ñu ngi remercier vraiment les Bargnois les porteurs de voix si porteurs de voix yooyu aussi ñu ngi siy jukki ñu mel ni imam yi. c'est je peux dire même c'est la liste est loin d'être exhaustive parce que association yi xamante ne moo ko porté au niveau de Bargny c'est plus d'une dizaine d'associations. c'est l'unicité de la jeunesse bargnoise ñoom ñoo booloo muy association yi fi nekk yëpp ne war nañ koo mën a def war nañ koo mën a réussir c'est Bargny qui demande donc quand Bargny demande sa jeunesse est vivement représentée. Donc mu nekk mbir moo xam ne boole nañ ci encore une fois les personnes à mobilité réduite mësuñu leen si génnee nag parce que moi personnellement awma ci xaaj ak seen ak leneen mais nag boo gisee ñu woo ñu ci na ñu ñëw leen c'est juste pour montrer que ni amul benn c'est homogène amul lenn loo xam ne y a différence entre kii wala lii nii donc dañu koy rafetlu daal c'est du respect pour nous le fait de nous intégrer sur ces genres d'actions. gannaaw loolu itam gis nañu fa ñeneen ci kilifa yi ñu ci mel ni commandant bu police Bargny ñëw nañ taxaw bu am solo ci la Moussa Ndour mi nga xamante ne moom moo nekk sa hôpital militaire bu Ouakam daal di fësal ne li nga xamante ne nag ñoom ñoo ko doon amal foofu centre socio-culturel El Hadji Ndiouga Dieng jot nañoo am lu toll ci 119 poches. bu ñu évaluer à mi-journée mën nañ ne lu ñu doon séntu vraiment ñu ngi koy am. parce que boo xoolee salle bi mu ngi fees nit ñaa ngi patienté prélèvement yi aussi mu ngi daw normalement donc daanaka objectif bu ñu amoon mooy am tey 150 poches objectif bi ñuy am standard mooy environ 100 mais ñun dañu yéegaloon barre bi te daanaka bu ñu demee ba ci kanam normalement war nañu mën a sax yegg 200 donc loolu bu ñu ko amee day nekk benn satisfaction boo xamante ne nii ñun banque de sang bi dinañ ko am mais aussi challenge bi nga xam ne waa Bargny relevé nañ ko day nekk challenge boo xam ne waa Bargny wane nañu waa Sénégal ne tey bu Sénégal soxlaa ñun ñoo nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoo mën a def loolu ngir mën a maye. ci loolu monsieur le maire Djibril Faye ak équipe bi mu àndal teewee bés bi ngir rek mën a taaral bés bi. di wax ne action la boo xamante ne action bu am portée la boo xamante ne bii ñu fi ñëwee fekk nañu fi une large mobilisation de la jeunesse muy loo xamante ne. ñun en tant que autorité municipale dañ siy kontaan di wax ne dëkk nag nii rek la dëkk li koy doxal mooy bokk ndey bokk baay xool li nga xamante ne moom moo rafet xool li nga xamante ne moo gën si dëkk bi gën si Sénégal ñu ànd defandoo ko tey daje bi nga xamante ne moom la ñu fi daje amul dara loo xamante ne mën na wane ne mbiru parti politique feeñ na fi parce que tey couche yëpp ñu ngi fi. di gërëm corps médical bi nga xamante ne moom moo fi teew yëpp di gërëm tam aussi Moussa Ndour taxawaay bi nga xamante ne moom la ci am parce que Bargny pour mu dox il faut ku ci nekk taxawaay ba nga xamante ne fa nga nekk ak la nga mane nga ñëw mettre ko au service des populations de Bargny te Moussa Ndour yaakaar naa ne loolu la def tey di gërëm tam aussi toute la jeunesse ici présent ak toutes les associations partis politiques yi nga xamante ne ñoo fi teew yëpp am ñu ngi leen di sant vraiment di leen gërëm. mbokk yi lii moo doonoon seen ëttu xibaar Bargny bi hebdo ma amoon mbégte di leen ko présenté di leen gërëm si teewlu yi di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen ëttu xibaar jàmm ak jàmm.